aadun ayna firawn wa man malaka al arda wa walla wa hasal ñoom ñëpp lañ doon fa def di folle def nañu tey la dina ngi nii dégg na président si mu nekk ana mu tey ayna huwa al ana jubóole nag seen i mbokk te doole ji leen yàlla dénk ngeen di ci def lu baax bu leen ko xeex doole du xeex doole des ci yére waxatuma la doole yàlla te man zalama ibadallahi kana allahu xasmahu yawma alqiyamati la dina ngi nii génn na këram tey junni yaag chef ba mu daan toog ak jóg adduna yëpp di déglu jeex na dara amatul tey lu dul ñeent fukki xëy na ak benn ak di ko yaakaaral ndigal ci yàlla di ko ñaanal góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teranga yi leen yàlla jox bu leen ko wubati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma la fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war la ëllëg def di rocc ci doole ji ni ki labin nga ñëw tëdd di dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru man waxuma ko ne ko waxuma ko ne ko TV ma ne dafa wax ne man mi wax ak yéen ñi lu lañu fab loolu def ko ci ñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk nii la nit te xamuloo na ngay dikkee lan la ñu xam ci biir lañu fi mu nekk léegi ku ci xam dara ña yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak ci njort. asalaamaaleykum mbokk yi tey nag dañu ko ubbi ay kaddu suñu maam suñu wasila di kaddu ay kaddu yoo xamante ne maam Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh moo ko doon wax fii mi fi wax ni du rek doole bi nga xamante ni moom la yàlla suñu borom yor may moom nga war a di utiliser ci kaw jaam yi ndaxte daan naa la wax ne leen ay ab njiit da ngay jéggale di jëlale donc loolu bu ñu koy wax nag waxtaan bi comme ni ñu ko bindee mbirum Assane moo ñu tax di wax parce que lu ñu fi waxoon démb rek lañ fi waxaat pour confirmer leen ni xibaar bi suba ba léegi mi ngi daw nit ñi nga xamante ne ay mbokk Assane lañu depuis ce matin ñu ngi laaj ay xibaar ndax dem na wala demul je pense que ni ñu ma yàgg a suivre depuis ce matin joxoon naa la ay information yoo xamante ne boobu ba tey dara dañu ci mooy Assane moo ngi ci Dakar mi ngi fa yegg 1h45 ba avion bi yeggee waa police ñoom ñoo dugg parce que aéroport dafa nekk zone boo xamante ni police moo koy gérer ñu bari doon wax naan gendarmerie mais waa police waa BIP brigade d'intervention polyvalent ñoom ñoo fa dugg ba avion bi tersee ñoom ñoo jël Assane yóbbu ko ba ñuy duggee ci biir ku nekk ñu vérifier sa identifié sa carte d'identité mooy sa acte sauf-conduit ci lañ ci gis Assane ñu jàpp ko jël yóbbu ba pare nag yeneen 16 personnes yi desoon ndaxte 17 lañu woon ak ñaar ñoo xamante ne mbirum ak agression moo taxoon ñu boole leen ci muy 19 18 yi ci des nag yàlla suñu borom dogal ñu bàyyi leen ñu wàcc dem ci seen njaboot kii di Assane nag ñu jël ko dugal ko ci benn oto bu ñu banaliser maanaam oto boo xamante ne kenn du mën a am ay dut ni lii oto police la ñu yóbbu ko dig avenue Card nga xamante ni fa la division des investigations criminelles nekk ñu jël fa Assane yóbbu ko fa donc fa la passé la nuit ba jamono bii ñuy wax ba ci sànq Assane mi ngi doon jàkkaarloog juge bi pour mën a wax ci kanamu avocat wam di maître El Hadj Diouf ak ci benn frère am boo xamante ne aussi mi ngi tudd Khadim ñoom ñoo fa nekkoon donc xam nañ bu baax li nga xamante ni moom la ñuy wax bëgguñu bokk ak nit yi nga xamante ni démb ba tey wala béggi démb ba tey wala ça fait 4 jours ñi ngi topp di leen gëmloon ni Assane du dem ba ci démb su guddi ñu ngi naan Assane mi ngi fi donc bu la information bi wala ñuy lëndëmal seen xel te loolu nag dañu ko gis parce que dañoo jël mbirum Assane nit ñi bëgg ko def règlement de compte am na ñoo xamante ne aussi dañu ci bëgg a jaaree pour mën a am promotion am ñoo xamante ne business Assane la ñu créé mu nekk loo xamante dafa ñaaw Assane dañu ko war a soutenir
man nee naa leen ba may jàppale Assane dama ko jàppale en tant que sénégalais de l'extérieur boo xamante ne dafa mené pendant 16 ans sa vie aux États-Unis am fa sa famille am fa ñaari doom am fa tamit ay bien ak ay oto donc kooku bu naree ñibbi si yenn conditions daf ñuy métti kooku la ñuy taxaw ñun pour jàppale donc mënuma gis benn groupe de personnes taxaw ba fi mu nekk nii may wax ak yéen tey ñi ngi reyante seen biir ñi ngi tamante dëmm te loolu waroon nañu ko mën a éviter waroon nañu ko mën a éviter dinaa si ñëwaat léegi am na ku nekk si ligne bi nga xamante ni mooy le sénateur Charles Mendy Charles moom dafay jox benn liggéey bu doy waar depuis le début nekkoon ñu naan suivre dossier bi moom nag moom mu ñu war a mën a leeral yenn mbir yi nga xamante ni moom moo xew fii si Sénégal ndax mi ngi foofu monsieur Mendy le sénateur ñu ngi lay nuyu monsieur le sénateur. maa ngi lay fay Seydina. waaw monsieur le sénateur tolluwaayu jamono ji mbirum Assane Sénégal nu mu demee. waaw d'abord di nuyu ñëpp rek di wax ne dama bëgg toujours su may intervenir si mbir bi ma joxe benn précision. parce que gis naa tey si yeneen site ñu bindee le souteneur de Assane Diouf. Man je ne suis pas le souteneur de Assane Diouf. Je suis une autorité, une personnalité, un adulte boo xam ne gis na doom réewam nekk si problème. dëgg la. mu war ko mun a dimbali encadré ko. jéggalul si turam ba pare. dimbali ko ba mu génn si jafe-jafe yi humainement. parce que nekk naa émigré avant may ñëw toog si Sénégal si dëkk bi. soo gisee maintenant xale bu dem def 16 ans di ñafe. ba ndogal dapp ko. soo ko mun nga dimbali ko. pour que mu dellu si waat à de meilleurs sentiments. parce que kenn du adulte. du cautionner ay saaga. du cautionner ay manque respect waxatuma la bu jëmale ko si sa kilifa réew. dëgg la nga xam ne c'est le père de la nation. dëgg la. nous sommes juste des humains. nga xam ne suñu gisee fu problème nekk rek. te ñu mun fa indi suñu xalaat. pour problème boobu réglé wu. mu indi la paix dans le pays. bu boobaa liggéey dañ ci wax dañ ci loxo. tooñuñu kenn. saagoloo ñu kenn. du question du ci wala leneen liñ ciy gagné. liñ ci bëgg daal mooy xale bi ñu jàppale xale su juumee. yet wi war a dal. da ngay ñëw interposer entre. ki war a dóore c'est-à-dire papa bi war a dóore ak doom. nga interposé ba problème nga woo doom bi yóbbu ko sa kër réglé ko waxtaan ak moom ba mu dem jéggalu baayam. bu ko defee mu delluwaat si ñu dellu si jàmm. man nag si cadre boobu laa taxawee. dëgg rek Assane xaw ma ko ni la daan ni de même si je sais qu'il est déguisé d'après les renseignements que je viens d'avoir. mais xamoon Assane mais bi ma déggee problème ñu dugg ci. ñu ne kii rek dafa soxla encadrement dafa soxla ku koy orienté dafa soxla ku koy conseil. ba mu génn si lii. mais su demee ba lu toll ni jot rek. médiateur dafa war a am. man nag médiation laa ci joué. pour ñu xale bi ñu dimbali ko. di jégalu au nom de Assane au nom de sa famille. ñu mit keneen su jël parole mu jégalu. wax ne tooñ na ba fi tooñ yëpp. nee nañu ko jégal ndaxte kii 16 ans yi mu def fële. yor fa njaboot mu am bàyyi njaboot fii. dañu war a xool loolu yëpp loolu moo tax moo ci dugg si moo ma dugal si dossier bi. mais est-ce que benn instant aussi tey ñëpp si allo. waaw may jégalu dafa demoon léegi. voilà donc je disais que gis ngeen péripétie bi am démb. mooy que au niveau des États-Unis gars waa New York ne ñu
Assane nekkul ci avion bi. ñu toog dès aéroport 2 heures ñu wax ñu nekkul ci avion bi ba ñu réagir ne bon dañu ñëwoon pour taxaw Assane mooy Maître El Hadji Diouf ak man. ak yenn ak famille Assane. mais yàlla dogal na ñëwul. ñu ne moom. ñëwul mu ngi États-Unis dañ ko transféré ci beneen état. ñu toogaat ba 6 heures du matin ñu wax ne Assane ñëw na. mais dañ ko extirpé yóbbu ko au niveau de la digue. ma ne loolu aussi wane na encore xarañte police nationale. yàlla doon na aussi on a une bonne police. boo xam ne pour des raisons de sécurité. am na lu mun a liggéey te kenn du ci am lu muy lamlaame. donc loolu amul souci. bi ñu yëgee information yi ñu topp ko ba gis ko. avocat am taxaw ko donc ñu ngi ci procédure normale. amul souci Assane il est là tey taxaw na indi nañ ko ci procureur def nañu audition yi. yaakaar ba day continuer waat suba donc y a aucun souci. est-ce que monsieur le sénateur jot ngaa gisante ak Assane tey. bien sûr gis nañu Assane tey. Assane ci bon état d'esprit la nekk. il est dans de très bonnes conditions. Il est traité par des professionnels. Il n'a aucun souci. Aucun souci. Si ñu àggee foofu waa famille am ñoo ko gën a jege parce que man je suis pas mu ngi. mais est-ce que kanamu Assane ci kanamu Assane est-ce que amul woon benn sentiment de regret boo xamante ne mi suñu doon feeñ. Oui, mais évidemment que c'est un être humain naturel dina regretter. Parce que su gisee waa këram. su gisee famille am nu ñu triste. dina regretter son geste. Et c'est dans ce sens que nous intervenons humainement. Pour dire que kii dafa am regret dina ci am puisque. taxaw gis waa këram yëpp seen kanam triste rek. dina ne man de def naa lu ëpp. loolu foofu la ñuy intervenir ne ko gis nga fi nga yóbbee sa famille. gis nga li nga yóbbee réew mi est-ce que li jaroon na ko est-ce que pour que mu dellu si à de meilleurs sentiments. je dis souvent aux gens dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. su dee ku nekk ku fi toog rek gars yi yëg ko lu mel ni xame di ko yëg di ko def li su yàggee. du dëkk bi du dekk dëkk bi su demul ñun du ñu dem. mais ku mun a wax te jàmm am rek. ak nuñ ko mun a jaaree ba jàmm am. nit ñi xam ne Sénégal doomu moo ñu ñor. bu boobaa dañuy applaudir ak fu ak bor boo muntu bokk. politique ñu. defuñu leen lii du politique du dara c'est un dossier social. c'est un problème social. moo tax ñu dugg ci. bés bu ci paree ba yàlla indi ndox mu sedd. ak nu mu demee rek ñu delluwaat ci suñ côté jàmm suñ jàmbur. di ñaan yàlla Sénégal di am jàmm saa su nekk. mais est-ce que yaakaar nga ni nga ko waxee noonu est-ce que dina yombee noonu parce que tamit bu ñuy xool Assane lu mu def dafa jéggi dayoo dafa grave tamit parce que tamit ab réew nga bëgg a saaga aussi ñëpp tamit. su jógaatee dina def la même chose te ñun. déjà commencé na léegi. voilà ñun dañu mus a encourager les injures parce que du ma fi yara nit si ay saaga man je dis que mënul yomb dama ne nañu delloo si nit ñi au respect à la discipline voilà mais du tee ñu ñaan siñ defee teranga dibal ñu naan jéggal xaw ma lañ ci waxee c'est que comme demande pardon parce que il est permis de demander pardon. Pourquoi? Parce que yàlla sa dañ koy bañ ne ñu demander pardon. Après tous les jours que Dieu fait dañuy offenser yàlla. Après on demande pardon. mais est-ce que aussi bokk na ci seen ngeen xaal aussi ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy yore wàllu droit de l'homme parce que tamit ñu bari ñi ngi ragal bakkanu Assane parce que ñu bari am na loo xam ñu ngi koy ragal ci mbir mi muy ci kaso ba parce que am na ñoo xamante ni dafa daan saaga seen i kilifa diine te ñoom aussi am nañ ay taalibe yu nekk ci kaso bi buñ ko bàyyi ci mbedd bi am na ñoo xamante ne seen taalibe ñu ngi ci mbedd bi sécurité Assane sa vie nekkul en danger. waaw sécurité bi nous avons un état
war a garantir sa sécurité. Il est en prison. Prison moom état bi mooy assurer sa sécurité, je pense bien. Donc loolu yëpp loolu moo tax ma leen di woo toujours à la paix. Xam nga tooñ moo doo xam fu muy egg. doo xam fu muy egg ku nekk si ñun. xam nga soo saagee nit. soo saagee kilifa. xam nga fu muy egg njabootam yëpp. kenn kii ku mel ni Charles Mendy xëy na. mun na ñëw waxtaan ak yow suñu njëkk teraanga pour nga bàyyi li ngay def. keneen mun na ko defee neneen ainsi de suite ainsi de suite loolu yëpp jaru ko. gis naa la violence verbale physique économique et tout ce que tu veux. baaxul parce que loolu puisque doo xam réaction yi nu muy ñëwee. te réaction yi mun na nekk loo xam ne day ëpp sa njot. du coup on souhaite que affaire bi mu calmé wu. ñi mer yëpp ñu defal seen xol xam ne njumte am na bu rëy lu ci war a nekk na ci nekk mais nañ ci boole aussi ndimbal nañ ci boole xalaat ñu xalaat waajur Assane nga xam ne mag la ñu xalaat famille am ñu xalaat ñëpp ñi nga xam ne autour de lui. Tu sais man li ma wax ma je t'assure. Est-ce que yaakaar nga ne Assane il est prêt pour demander pardon? Mais je pense que ñi ko wër aussi. loolu moo war a ñu wër ko famille am ñu man mi ak ñeneen loolu lañ ko war a wax d'abord. demandé pardon dafa baax ci réew ay man ni laa toll wax man di duma baalu kenn ak yooyu yëpp amul solo nañuy delloo suñu bopp que ñun duñu tous ay doomu aadama kese lañu parce que tamit doguma la monsieur le sénateur xam nga tamit sénégalais yi ñoo xamante ne dañ lay pousse di la jay di la pousse te boo demee ba dugg yow rek yaa fay nekk xoolal tey Assane pour mu am avocat sax amul woon sax njëgu $5,000 yi avocat bi doon pour ñu mën ko cotiser ay $10 nga daan gis $20 mag mënul mat. il a fallu que Matar la Kagula génnee $5,000 pour mën a joxe avocat bi di xaar ñuy cotiser lu ñuy cotiser mu mat ñu mën ko jox. ana ñu naan taxaw tey naan ay am na ay 10,000 vues ay 100,000 vues 80,000 vues ana ñoo ñëpp te est-ce que ñëw nañ aéroport pour soutenir ko. Sénégal dañ lay pousse ba nga jëla jay ba nga saxi laaf ba pare na boo protégé ñu taxaw di la seetaan dinañ la buux ba nga daanu ñu taxaw di la seetaan sont pas solidaires dafa bëri ay hypocrite loolu mooy le problème le gros problème du Sénégal mooy amul solidarité mais am na ay dëgg nit ki boo commencé di saag ne ko taxaw ne ko lii jaarul yoon del waxante nii del wax di yar ak teggin ñun ça fait 8 ans ñi ngi live ça fait 8 ans ñi ngi def ay émission mosu ñoo jàll nit wala wax ba baat bu ñagas Sénégal ñun ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. loolu la Seydina xam nga Seydina gis nga soo gisee groupe WhatsApp yi nga gis gars yi ci gën a rëy lami ñëpp bi ñu waxee. ay bukat la ñoom ñëpp ay tappal lañ te ñoom te ñooñu ñoo lay jaay. waaw nañu cotiser lii pour jël avocat yi doo ci gis ñu ci gën a rëy lami yëpp doo gis kenn participer. mais su dee wax nga dañ lay jël loolu tam nit dafa war a am analyse si boppam. ngay xool bu baax li ngay def lan la. parce que ay nit di la jaay rek ngay def jaay yaakaar ne yow yaay jëlee bi bés bu problème amee doo ci gis ñu bëree. tey Assane ñan lay gis ñoom Charles Mendy ñi ko daan wax ñi ko mënoon su ma ko jotoon bi muy wax nga yaa ko doon wax bàyyi lu wax lii bàyyi lii mais doo sama amee Facebook. grand affaire bi dañuy demoon ba jël benn baax. dëgg yëpp képp ki nga xamante daan nga wax Assane dëgg dañuy teg benn baaraay sa kanam Assane demoon na ba ne waxoon dafay bàyyi saaga ñu njey na ko non il faut ngay saaga ndax mooy xorom bi nekk gis nga nit ñaa ngi wàññeeku nit ñi wàññ Assane commencé waat di saaga moo tax tey dafa mel ne psychologue bi tey maa ngi déglu Djibi Diop muy mu ne est-ce que Assane mentalement aussi am naag sagom parce que loolu tamit dafa nekk benn question boo xam dañ ko war a poser. loolu aussi bokk na ci questionnement yoo xam ne war nañ koy apporter gis nga suñu amee un cas comme ça. bu ñu yem rek ci jiw mi dafay saaga jiw mi dañ ko war a punir non nañu xool aussi tout à fait tout autour. parce que xam nga immigration dafa metti soo defee 16 ans gisoo waajur. gisoo mbokk bu jege gisoo leneen dara mun na ci xew te kenn du ko xam. il faut aussi ñuy taxaw tuuti di xool la psychologie des gens. ñu vérifier bu ñu ne rek ñëw rek accusé. mun naa am xëy na état d'esprit bi mu nekkee. permettre ko
mu nekk dans de bonnes conditions pour am nu muy comporté wu. yooyu yëpp dafa bokk mais aussi ñi nga xam ne dañuy pousse nit ñi à l'injure dañuy pousse nit ñi à jaay jëriñee. parce que c'est comme xam nga soo toogee si koñ yi nga gis nit ne yow kenn mënalu ma dara. mu def ko ne police ñëw téye ko yóbbu ko police nga gis mu commencé yuuxu. mais pourtant il y a quelques minutes moo waxoon kenn mënalu ko dara. donc c'est ça il faut que les gens arrêtent de montrer jayaate bi la Sénégalais war a bàyyi boo bañ leen dugal ba nga dugg bu ñu paree jël seen photo profil naan je suis Assane libéré Assane free Assane toog seen clavier di ko wax loolu dafa yomb Assane fu mu nekk de lu mu soxla tey ngeen taxaw soutenir ko te nit ki man dama taxawoon une semaine parce que man lu tax may waxee xol lu tax mu xaw a métti mooy une semaine laataa lii di xew dama xoolal une semaine laataa lii di xew dañ may invité benn émission ma ni président boobu ñi ngi jàpp Penda Ba ñi ngi jàpp Oulay Mané ak Ami Collé ma ni président ñii ay jigéen lañu te ñii gëm naa ni tey benn guddi bu ñu fanaan ci kaso ba lu bari yeena leen ci àdduna bés boo leen baalee lii ñu def dootuñu ko defati yàlla suñu borom moo ñu sàkk te dañ koy tooñ mu ñuy jéggal donc yow yaay njiit da nga war di jëlale di jéggale ñaari fa lañ si teg ñun libéré leen ma ni Assane nag moom Assane dafa nekk ñu ko xamante ni man xaw ma lu mu jaay fu mu ko teg rek parce que suñu président mooy suñu institution ko wax dañ ko war a jox cër ñun ci suñu aada ak suñu cosaan sax nit ki bu la magee bu dee benn fan sax da nga ko war a jox cër asatuma président ak ay kilifa diine ngay topp di saaga ñëpp loolu tamit dafa ñaaw. est-ce que tu peux me permettre. tu peux me permettre. am na tey. loolu yëpp nekkatuñu ci. xam nga lan mooy wax ci tey seen na. lii xew na ba pare. le rappel des faits day yokk histoire nettali histoire yéen a koy wax yéen olof man lay tey li ma bëgg ñu accentuer mooy ñu ne erreur am na nañu ut solution bu ñu rappel xam nañu ne erreur am na parce que problème xam saaga parce que lii jàppalewul Assane ñoom lu ñu def nii jàppalewul Assane dañu arrêté seen live yi ñuy def di saaga nit ñi nañ ko arrêté. loolu yëpp daal xam nga lan la. nañu wax rek di leen woo à des trucs bu leen clash bu leen wax dara parce que clashante bu bëre bi day indi xuloo te xuloo bi du tax ñu avancer. si on réfléchit positivement rek on va aller loin yow tu sais ces engagements sont bien si on réfléchit on va aller à des solutions. ay Assane ak keneen. li ñu bëgg mooy ñuy def émission di waxtaan ak nit ñi di leen delloosi si yàlla di leen delloosi si le bon comportement. dina de pays là. tant que ñu ngi bàyyi. ku nekk si mbedd yëkkati mbàgg naan kenn mënalu ba dara koo wax mu wiccax loxo koo wax mu saaga c'est-à-dire. saaga mooy yomb Sénégal ba. finalement fu ñu jëm du fu baax. nañu ramener les gens à la valeur religieuse. ñu bàyyi yeneen yeneen wane. xam nga man may kan. en tout cas nañu fexe ba contacter ñu Assane Dioma Ndiaye waa RADDHO waa Amnesty International nañ contacter ñëpp parce que man sécurité Assane laa ragal dama xam lu nekk Sénégal dama xam lu nekk ci biir kaso dama xam lu nekk ci mbedd bi. nañu contacter ñooñu ñu boole leen ci xeex bi parce que tamit ñooñu mën nañu internationaliser xeex bi mën nañu aussi am na rôle boo xam ne ñooñu si mën nañu si jouer dara parce que yàgg nañoo xeex kaa yu mel ni te ku la jiitu si néegu lëndëm moo la mën a wax fooy teg sa tànk. jéem a dugg ci biir dossier bi xam lu ci biir xool naka la yooyu mën dafa ñaane njëkk parce que mooy suñu président aussi moom boppam gelwaal mais gelwaal aussi askan bee ko moom mën nañ ko ñaan mu may ñu. waaw loolu la man si cadre boobu sax laa bëgg nii di gën a appesantir. pour appesantir aussi chef religieux di kilifa yi nañu ñaan. jéggal si président nañ ko ñaan man mu tudd mi mënu ma ko def xëy na mais am na nit ñoo xam ne ay kilifa lañ si réew bi mën nañu ñaan président jéggal si Assane ñu xool expliquer mu daal di exprimer wax nit ñi que lii ak lii vraiment erreur la woon dinaa ci génn dootuma ko def parce que yeneen yi jaru ko gis nga fii jaru ko yaa ngi yor njaboot sa doom war a màgg sa kanam say waajur nga defal soutien de famille de façon républicaine dafa dagg allo. oui allo waaw. voilà man kenn musuma dégg ma wax
di wax lu nakas du non parce que jamais de la vie yare wuñu noonu bëgguma ku ma saaga du ma saaga kenn dinaa wax li ma bëggul dinaa wax ne d'accord ma si lii d'accord ma si lële mais fa lay yem après tout su nit ñi comprendre baax na suñ ko comprendre baax na léeg-léeg nga wax sa gars yi naan da nga nooyee tout ça te ku la xam dans la vie de tous les jours xam na ne yow doo ko nooy mais ana lan moo fi jaray jaay yëpp géere bi saagay nit tey ko léeg-léeg kooku ngay saaga léegi yow yaa ngi saaga te soo janoo kooku doo ko wax dara loolu aussi am na ci donc jaay géere si clavier wala jaay géere si micro wala jaay géere si tenue moo amuñ njëriñ dëgg la léegi monsieur le sénateur léegi lan moo war a nekk les prochaines étapes déjà avocat yi ñoo ko xam ñu ngi ci léegi avocat yi mën nañ leen citer xam am na ñoo ci xam ne lu weesu Maître El Hadji Diouf oui bon y a Maître El Hadji Diouf ñi je préfère ne pas parler ba ñi ci war a wax dinañ ci wax mais Maître El Hadji Diouf moom ñoo ànd dem au niveau de l'aéroport donc moom mun naa wax ci moom parce que daf na aussi moom sama xarit la déjà mais après le reste ça va venir man je dis juste que ñun ñëpp man li may woo daal mooy les chefs religieux kilifa diine yi laa bëgg ñu ñëw dimbali xale bi ñaanal ko jekk parce que li mu perte dafa bëri lool ama nga nekk États-Unis pendant 16 ans ñu jël rek indi la Sénégal nga xam ne nous avons quand même quelques difficultés nga ñëwaat fii fekk fii sa njaboot fekk fii sa famille fekk fii sa waajur fekk fii say frère ak ay sœur loolu metti na si xol ku nekk doomu adama nga am xol loolu dalee metti da ngay jéem a seet noo ci duggee pour ñaan jekkitaan man loolu daal laa ci nekkee te loolu ay yoon ñëpp képp koo xam ne mën nga ñu dimbali si combat bi dans la mesure de demander pardon pour ce garçon là nañ ko def dëgg la gars ñu fii kenn xam-xam ëpp ñu fii kenn dara utuñu ci leen utuñu ci siiw man nit ñu bëri ñoo ma woo mais wax ñooñu ñu bëri tey moo ne Charles génn si dossier bi dama bëgg waxtaan ak ñooñu tuddee Seydina génn si dossier bi mooy maanaam su dee yow da nga ñëw si dossier pour ne nit ñi continuer saaga mais su dee da nga ñëw pour pacifier man gisuma fu pacifier doone lu bon wax nga dëgg su bonoon bi ñu nekk ay médiateurs de la République même su ma bokkee si nguur gi actuel ma gis su ma bokkoon si nguur actuel ma gis foo xam ne mun naa fa dox médiation ba jàmm am te ki ñu tooñ si nguur la bokk dam ci dox médiation malgré que ce soit le temps loolu du tous ñi wax yeneen aussi ñoom ñoo xam léeg-léeg sa nit wala aw laa jumlaa aw menacé ak yooyu mais mel ni yow tàppet nga boo xam ne rek ku mu neex mu menacé man kenn du ma menacé man li ma ci nekkee lu leer laa ci nekkee li ma ci wax ñëpp a ngi koy dégg utuma ci man loolu rek ñu soxla amuñu feneen pour le Sénégal voilà am na solo monsieur le sénateur de façon yow dañ lay bàyyi rek xam naa ne bu ñu soxlaate yenn information aussi dinañu wéy di la contacter pour nga ñuy jox yenn parce que ni nga ko defee ni aussi mooy doxalinu kilifa lu mel ni la ñu soxla ci Sénégal bu dara amee dañuy soxla kilifa yu mel ni yow yoo xam ne ci wis ndox mu tàng ndox mu sedd ngeen baal ma donc ñu ngi lay gërëm baax di la sant diaspora yooyu aussi ñu ngi lay gërëm ci information yi nga xamante ni bokk ci njëkk gis Assane au moins dina tax nga xaw a leeral mbir mi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ba tey gëmuñu woon ni Assane yàlla delloo na ko Sénégal donc information nga jox ñu ko aussi ñu ngi la ci remercier bu baax a baax jërëjëf monsieur le sénateur jërëjëf
voilà mu nekkoon le sénateur Charles Mendy mbokk yi moom la ñu doon waxal donc ma sànni si ñaari baat rek balaa ma arrêté waxtaan bi parce que wax na ko léegi Assane dafa soxla fi mu nekk ni dimbal dafa soxla ku ko taxawu dafa nekk ci situation boo xamante ne dafa doy waar ñu ko doon jàppal ñu ko doon buux di ko jay ana ñu tey nekkuñu ci wetam am na ñu fi nekk tey ba tey ñi ngi yaakaar ñi ngi liggéeyal Assane tey ñi ngi koy gën a dugal nañu bàyyi saaga yu ñuy def Sénégal dañu am suñuy valeur yoo xamante dañ ko commencé di ñàkk léegi muy sutura kersa nit da nga daan gis di ko am noo koy rusee mais loolu dafa commencé di jeex léegi ci réew mi suñuy njiit yi dañ leen fi teg ñu ñoo leen fal ay institution lañ suñuy kilifa diine dañ leen mës a jox cër yooyu yëpp mu ko daan def mu nekk erreur boo xamante ni peut-être erreur mënuñoo wax erreur de jeunesse mais peut-être dañ lay jay ba nga dugg ñu taxaw jëla seetaan ana nit ñi tey ku nekk yaa ngi toog sa clavier taxaw lu nekk nga wax amul benn action boo xam ne def nañ ko pour ñu dajale lu mat sax pour lu ñu fay avocat amuñu ko woon tey fi mu nekk ñu ngi nekk di xeexante di ku nekk daan naan di wa tax loolu yëpp mënoon nañ ko éviter fu mu nekk lu des mooy gannaaw ba am ndox tuur na an mbaq moo ci des moo ñu taxaw jéggalu ko comme lu ñu ko jéggale woon ci mbirum Penda Ba comme lu ñu jéggale woon ci mbirum Ami Collé comme lu ñu jéggale woon ci mbirum Ouleye Mané président moom gelwaal mais gelwaal askan bu ko fala ko moom am nañ droit nag tooñ lu mu rëy dañ koy jéggalu ñu jéggal ñu yàlla suñu borom am na ay bàkkaar yoo xam da ko teg ñu ne bàkkaar yi ñoo gën a doy waar ci bàkkaar nit mën na ko def mu jéggalu ko mu jéggal ñu donc rien n'est impossible dans la vie nit ki nag il faut mu dugg ci yenn situation pour mën a xam carrément lan mooy àdduna Assane fu mu tëdd démb ci guddi muy dig am na lu bari loo xamante ni jàngeen na ko ci àdduna dina xam ne nit ñi dañ ñëw buux ba nga daanu mais duñu ànd ak yow mukk xalangu loolu mooy dëgg moo tax dañuy jéggalul président de la république ak kilifa diine yi ñi nga xamante ni daan nañ gis seen bopp si wax yenn wax yi nañu jéggalu nañu jéggale tey jëlale xam ne ñun suñu gàll ñoo ko bokk ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñun ñëpp un peuple un but une foi la ñu wax erreur nag dafay am ci doomu aadama kenn matul nit des fois di nga yaakaar yaa nekk ci dëgg boo wéetee ngay xam sa bopp ndax moo tax olof ne ku wéet xam sa bopp situation boobu la Assane tollu tey fu mu nekk nii donc ndimbal la soxla nañu arrêté live yi ñuy def di invité nit ñi ñuy saaga ñuy continuer di saaga ndey yi loolu dafa war a jeex xamewuñu loolu kenn xamewuñu ñàkk yar ak ñàkk teggin boobu nekk léegi ci sénégalais yi boo demee ci YouTube foo tourné yaa ngi gis ay saaga loolu dafa war a jeex ba kañ au lieu que tey ñu xool problème yi nga xamante ni moom la Sénégal yi xëy di dund facture courant yaa ngi nii ba seen jeexee ba léegi dañuy yëg ku daan fay 50 000 yaa ngi fay 100 000 école baa ngi waaj a ubbi tabaski baa ngi waaj a jóg pauvreté di gën a daw si dëkk ba inondation yi di gën a métti femmes yi wasin ba léegi ñu ngi koy def ci ay saret nañu xool problème yooyu ñu jëm ko xool temps bu ñuy toog di saaga ci internet bi loolu ban njëriñ la ñu amal ak lan lañ ci war a mën a jëlee dem nañ léegi ba Afrique ñeg yeeg ñëpp dañuy saaga léegi suñu président ndax ñun ñoo ko def ndax suñu lañ ko gisee nañu moytu di tooñ nañu moytu di tooñ yàlla nañu yàlla musal si tooñ ndax yàlla dafa ne man sama diggante ak doomu aadama su ma tooñee ma jéggal ko mais doomu aadama ak doomu aadama tant que jéggalu ko man sama yoon du si nekk loolu moo tax ñuy sàkku jéggal si ñi nga xamante ne daan ngeen sentir ni Assane daan na la offensé ñuy sàkku jéggal ñëpp ngir ñu mën ko bàyyi mu dellu si njabootam ndax kat sa yaay bu toogee pendant 16 ans gisu la nekk mag yaakaar naa ne tey lii am na loo xam ne da koy dellu ci lu ko gën a naqari ci àdduna parce que bëgguloon gisee doomam ci situation bi yaakaar ne bu doomam buy ñëw moom moo koy tuural ndox accueillir ko teeru ko taral ko mais situation bi kenn ñaanul yàlla gis sa doom mu ñibbisee ko wala sa jëkkër ñibbisee ko wala sa frère ñibbisee ko ci réew mi moo tax dañuy dellu encore une fois di jéggalu xam ni Sénégal réewu julli la dañoo yàgg di baalante ak 96% musulmans ñoo fi nekk même ñëpp sax laay wax ñu ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañuy jéggalante
donc ñi nga xam ne dañoo yor dossier yi ñi ngi leen di ñaan di dawal si yërmande xam ni dafa juumoon te loolu aussi gëm naa ni aussi ba bu fanaanee dem jàngal na ci lu bari donc moo tax nañuy jéem a apaiser waxante jàmm yéenante jàmm xool luy defar li nga xamante dina yombal Assane mu gaaw a génn ñu xool ci loolu ñu ciy dox parce que loolu moo am solo nañu bàyyante xeexante bi nañu bàyyee intérêt personnel bi nañu bàyyee bëgg a jël mbiru jàmbur akima ko muy la malheur des uns fait le bonheur des autres loolu la ñu gis fu mu nekk nii loolu dañ ko war a dakkal ci réew mi te jéggalul Assane ndaxte sénégalais de l'extérieur la man nee naa leen ba tey su ma koy jàppale ci anam boobu laa koy jàppale parce que c'est un immigré sans papier ñu delloo ko réew ndax ay jafe-jafe ci wàllum situation irrégulier bàyyi fi teraanga bàyyi fi kër bàyyi fi ay oto bàyyi fi njaboot ñu xëy rek dippot la nga ñibbi loolu dara gënu kaa métti côté boobu la ñuy waxee relation sentiment nit ki dafay ñëw moo nekk loo xamante ne aussi dañ koy ñaawlu bu baax a baax di ñaawlu anam yi tellu tamit di jéggaluwaat rek suñu borom xam ni aussi nit moom matul day juum moo tax président de la République aussi ñu ngi ñaan procureur ñu ngi lay ñaan juge yi ñu ngi leen di ñaan commandant yi ñu ngi leen di ñaan kilifa diine yi ñu ngi leen di ñaan waajur yi nga xam ne aussi dañ doon sentir seen bopp ci mbir mi ñu ngi leen di ñaan nañu jéggalante ci weeru tabaski bi ñuy jublu ak ëllëg di bésu Arafat ñu ngi siy jéggalu ñëpp di baalu di ko baalul ak mu mën a delluwaat ci njabootam loolu laa bëggoon wax tey mbokk yi ci live parce que man wax naa leen ko dem ne leen man aw ma condition wu di live ay 3 heures de temps 4 heures de temps aw ma condition boobu moo tax dañuy wax l'essentiel rek aussi dellu di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba bu fekk am na ay mbir yu bees ci diggante bi dinañu ñëwaat tamit informer leen parce que suñu rôle suñu mission mooy di leen wax xibaar parce que tey soo ñu bari nañ ma intercepté di wax ana Assane mi ngi États-Unis wala mi ngi Sénégal man leen da information yu mu mujj a jot te lu wóor fu wóor laa ko jëlee Assane mi ngi Dakar te ba mu wàccee dig lañ ko yóbbu fa la fanaan avion bi mi ngi delluwaat ci 4h35 la jëlaat la naawaat delluwaat fu mu jóge woon donc mu nekkoon ay information yoo xamante aussi mënoon nañ leen ko jox tey jox nañ leen ko tamit moo tax maa leen gërëm bu baax di leen sant bu amee ay kàddu yu rëcc ci man la maa ngi ciy jéggalu bu baax ndax waruma bu fekkee dafa am lu si jub yàlla suñu borom moom moo koy def moo tax mooy xool lu rafet bu ne mu koy gën a jekk-jekkal ba mu mën a dugg seen nopp maa ngi leen jéggalu bu baax di leen jéggal tamit jërë ngeen jëf ba suba incha allah